leen dalal jàmm fii ci seen bëccëg mu tennis jotaay yi ñu seq ak yéen ngoon bu jot tey ma am mbégte ak kontaante di fi dalal ay baykat yoo xamante ne nii nag fii la ñu nekk ci Nouakchott te di yëngatu ci wàllum bio ci loolu ma am ci sama ndeyjoor kii di Soufi Fall ma bàyyi ko mu nuyu ak yéen. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. te di la nuyu yow tam ci invitation di la gërëm ci invitation bi ñu defal. incha allah. on va essayer de d'aller dans. jërëjëf ci sama càmmoñ kii di Aminata Sidi moom tamit di ab soxna nekk te di yëngu tamit ci wàllu mbay ma bàyyi ko mu nuyoo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam ñu leen di nuyu. waaw ñu ngi koy fay bu baax a baax di leen jaajëfal tamit ci suñu woote bi nga xamante ne nii wuyu nañ ci waaw tonton su bi dañuy faral di dégg bayum bio lii bio la lii du bio ñu bëgg rek nga xamle ak ñi ñuy seetaan lan mooy bayum bio. salaamaaleykum encore. salaam. mbayum bio boo ko déggee. li ko wuteel ak beneen mbay bi ñuy wax conventionnel. mooy mbayum bio. engrais bi ñuy même bu fekkee dafay am engrais. engrais naturel lay doon maanaam bi nga xam ni ci li nu wër lay jóge bokkut ak engrais li ñuy wax conventionnel. engrais boobu dañ chimique la maanaam lu ñuy defar la lu ay di defar ñëw di ko indi ci tool yi. bii nag moom li la wër rek ci ngay jël maanaam bouse vache yi maanaam. neefere bëy yeeg xar yeeg yooyu. nga mën a utiliser. kooku mooy bio maanaam. lépp li nga xam ni amul engrais chimique. loolu mooy bio. waaw kii di Aminata est-ce que mbayum bio yomb na fi ñu toll nii. mbayum bio. mën naa ni yomb na ak yombul. parce que ñàkk xam bi la. parce que nit yëpp dañuy jàpp ni agriculture mënoo ko def lu dul avec engrais chimique. parce que ñu bëre dañu bàyyi seen mbay ba nu mujj fàtte sax ni mbay amoon na ci cosaan amul woon chimie. léegi loolu la léegi nag pour nga mën a convaincre nit ñi ni bio am na il faut nit ñi jógaat ci daal léegi ci loolu la nekk ñu ngi sensibiliser nit ñi. jot ay formation encore ci loolu parce que lépp looy wax daal boo ci amul formation wala yeete doo ci mën a wax. dëgg la donc ci loolu la nekk. ñu ngi ñuy won ni mën nga bay def sa ay engrais wu bopp. def sa ay insecticide bopp fekk ci nature bi lay jóge. donc ci loolu la ñuy sensibiliser nit ñi. ñun loolu la ñu commencé. jotoon nañu sax am ay formation au niveau du projet Caritas. Récemment amoon nañu encore beneen formation. ministère bi moo ko def. te ñu ngi waaw encore am na ñeneen ñoo xamante ni dañu jokkalante ñoom au niveau international. comme fee Cameroun am na benn Camerounais. bu war a ñëw pour muy mun gën a former. ci affaire bio bi. indaale encore ay semences yoo xamante ni bio la parce que ñu nit amuñu ci beaucoup de notions mais ñu ngi commencé di jàng pour am ay notions pour mun ko gën a joxaat ñeneen ñi daal pour mun a former ñeneen pour que ñu mun a xam ni bio bi moom mooy suñu santé parce que boo lekkee loo xamante ni lu sain la sa santé day am parce que agriculture chimique bi moo nu sonal moom moo indi ay feebar yu bëri parce que chimique la. dëgg la donc ñu bari comme ni mu ko waxee yaakaar nañ ni moom bay boo ci deful engrais du dox wala boo amul sa poson boo xamante ne ni day rey gunóor yi ndax ku ne xam ne ni boo dee bay di nga gunóor dina ñëw ay sax dina ñëw yii day baax ci garab yii da koy rey donc ki nga xamante ne ni moom mi ñuy seetaan di ñu déglu lan nga koy wax ci que ni. xëy na loolu yëpp am na yéen ci wàllum bio ay xam-xam yu nga xamante ne nii wala ay lu nga xam ne yéen bu ngeen ko jëfandikoo moom toolam dina mën a nekk tool bu sell tool bu baax te fekk du ci def poson yooyu noonu. xam nga ci woon bu jëkkoon. booy seet ni suñu ay maam. seen mbayum cosaan yëpp bio la woon. parce que xamuñu woon engrais. seen engrais bi ñu doon jëfandikoo. mooy
li ñuy jëlee ci jur gi da nga daan gis sax benn man ci temps fàttali ko naa ko bu mosa noor joteen dañuy bu pël yi dañ leen di wax ñuy dëkk ci suñu ay tool loolu lépp pour tasaare nefare yi jur gi ci tool yi bu ko defee loolu rek mooy moom la ñu xamoon ci engrais ñuy dem di dem ba léegi ñu indi li nga xam ne moom la ñuy wax culture conventionnelle kooku rendement bi moo bare moo taxoon sax nit ñi daw ci wuti ko mais rendement bi bu ñuy seet bi gars yi étudier ñoom tam seeni ay kii gis nañ ni le même rendement mën nañ ko am ci bio. Pourquoi? Parce que environnement bi dafa am aussi ay jumtukaay yi nga xam ni ay mbir yi nga xam ni boo leen boolee def ci ay tos dana la jur la même chose mais xam-xam boobu nag moo amul woon. C'est pourquoi benn waay bu ñuy wax Chomi mu nga ca Cameroun mu étudier kaay bu baax macha allah ba nga xam ni génn li ñuy wax prendre en charge prendre en main son agriculture moo waral sax lii fi suñ ñëw bi fii pour vulgariser formation bi nga xam ni moom la war a ñëw fi def ko en décembre kooku def na ci ay miracle étudier ni lépp luñ doon lu tubaab yi di jëfandikoo pour yokk suñu mbay ñun ñii mën nañ ko defal suñu bopp mu yokk suñu mbay maanaam bu fekkee ni tos la bi nga xam ne dañ ko war a tasaare ci biir tool bi mën nañ ko defal suñu bopp bu fekkee ni li nga xam ne dafa war a rey li nga xam ne day yiy dox ci biir tool yi maanaam gunóor yeeg yooyu nga xam ne dañuy yàq am nañu luñ koy defee ba rey leen pour jox la benn exemple par exemple niim bii ngay gis buñ ko utiliser am na nuñ koy utiliser day rey lépp luy dox ci tool maanaam da koy supprimer ni ko insecticide di rey donc loolu la waa ji saa waay du am benn gàncax du am benn gàncax boo lekkee gàncax du lay yàqal dara au contraire bële moo doon yàq bële mooy yàq bële boo gisee tey ñun ñii boo demee sur le marché nga gis ay carottes yu ngande nga xam ni xëy na lu mu waroon a toog ci suuf si pour ñor defu ko am na lu koy pousser moom kii yooyu yëpp ay feebar rek lay joxe ñu ne nag dañoo war a delluwaat ci mbayum cosaan bi pour am suñuy wér-gi-yaram gaa au moins kee moom feebar rek la conventionnel ak pesticide bi bu bees bi ñuy joxe engrais bi ñuy joxe di ko def ci tool yi feebar rek la koo gis léegi mu naan la maa ngi sama kii mi ngi nepp ku ne am na looy jooy léegi nag ñu ni nag conventionnel boobu nañu def en sorte que ñu mettre ko de côté c'est vrai son rendement est beaucoup mais mën nañu def en sorte que ñun tam suñu rendement ci bio mu am à condition ñu étudier ko gëstu ko xam li ñuy def yooyu yëpp nag ci njàng la aju il faut nit ñi jàng nag dëgg la Aminatu moom wax na ni ñoom bu yàgg cosaan dañ doon jël borom jur yi su nooree ñu ne leen kaay leen ngeen nekk suñu tool yi ñu daal di fay toog seen jur gi di fa def seen ay nefere loolu nekkal leen genre engrais mais léegi nii si agriculture bio bi tamit dafa mel ni am na ay techniques yu bees ak engrais bi dafa mel ni nefere yooyu kenn jëlatu ko rek nefere rek def ci tool bi mais xëy na am na ci ay yoon yu ñu koy jaarale ba def ko produit niim bi tamit comme ni nga ko waxee xam naa ne du nekkul niim bi kott lu ñuy jël mais xëy na niim bi tamit am na fu ñu koy jaarale ñu bëgg rek nga ñëwal ñu ci loolu ak ñi ñuy seetaan comme li nga wax affaire pour nga bàyyi jur gi kii loolu mooy da ngay def sa compostage léegi bu fekkente ni am nga ay bàyyi ma léegi mën nga jël seen nefere nga dajale ko léegi boo ko amee mën nga ko yóbbu ca tool ya léegi bu ko defee da ngay wut sa ay ñax ak sa ay yooyu boole ko léegi nga lal sa benn genre toile ak yooyu nga wut sa ay cendre kii doomu taal léegi bu ko defee nga lal sa toile boobu wala nga gas benn genre pax bu xaw a yem après nga lal si ay ñax def ci nefere yi
defaat ci tuuti dóom di ko def ba sa li nga am si ay nefer jeex nga tooyal ko après nga bàyyi ko foofu pour une période pour mu gën a nëb léegi noonu muy nëbee noonu loolu daf lay nekkal genre compost bu ko defee mën nga ko loolu mooy doon sa engrais ci biir waaw ci biir tool bi comme ni da ngay ibbi matin tëj ibbi soir tëj wala nga ibbi rek bàyyi rek non dañ koy calculer gis nga boo xamee goutteur yi nekk ci raccord bi yëpp dañ koy calculer boo wàññee goutteur yëpp dafa am noo koy defee ba xam temps bi ñaata goutte la lay jox su ko defee yow nga xam heure bii nga ko ubbee ban heure nga war a ñëwaat pour fermer ko léegi mën nga dem doxi say soxla sax te sa ndox du yàqu bu heure boobu jotee nga ñëw fermer ko wala nga yebal benn xale gaa bu ñëw fermer ko doo ci sonn lii mooy njëriñu goutte à goutte macha allah loo yokk si goutte à goutte goutte à goutte bi ñu ngi ko bëgg a expérimenter parce que am na nu ñu ko installé yàlla dafa def depuis ba nu defee formation yi ñun ñu ngi nekkoon ci suñu tool parce que dañu découvrir ni ci suñu santé la bokk ñu nekk ci suñu tool yi di ci jóg daal parce que ndox mi dafa pour arroser ndox dafa metti parce que charrette la ñuy jënd yenn saa ndox yi day cher ak yëpp mais toujours ñu jàpp ci ba yàlla def ñu am benn association bu ñuy wax AMAD ñu naan leen pour ñu ñëw ñu dimbali ñu defal nu goutte à goutte ñu ñëw ñu installé nu un exemplaire léegi ci loolu lañ nekk mais goutte à goutte bi beneen affaire la daal parce que benn da lay économiser sa ndox économiser la sa xaalis économiser la sa doole économiser la aussi pour booy dindi ñax bi léegi ndox mi ñun ndox mi rek moo nu sonal parce que ndox bu ndox amoon par exemple période légume bi am fan yi dafa ñëw yokkuwaat ci suñu problème parce que ñun lii dafa nekkoon suñu problème parce que dañu bëggoon nit ñi yee ci même bu fekkente ni sax sa biir kër war nga fa def sa ay tomate wala sa ay carotte nga mën ko jot keroog ba lépp manqué ñëpp a jaaxle te ku nekk mënoon na am as toolam ci buntu këram wala ci biir këram mais ndox mi mooy problème même ñun problème mu ndox moom mooy sunu problème boo xamante ni problème bu rëy parce que dañuy jënd ndox jënd lépp même sécurisé béy yaa nga fa lépp mais loolu taxul ñu xàddi mais ba nu amee aussi goutte à goutte bi ñu ngi koy expérimenter pour le moment parce que boo doon jënd sa bërigo di ci arroser une journée ou deux ñu ngi c'est-à-dire ñu ngi expérimenter ñu ngi xool goutte à goutte bi ñaata lay def ci mbalka bi ñaata lay def ci bërigo bi ak ñaata la mën a arroser ñaata racole ñaar wala ñett wala ñeent parce que chaque chose il faut nga jël ci expérience pour nga mën ci yéen ñeneen dëgg la léegi ñun ça fait presque 1 mois lañu installé goutte à goutte bi mais ñu ngi doon defar pépinière pépinière yi ñu ngi soog a génn léegi répliqué nañu pépinière yi ñu ngi commencé di ubbi goutte à goutte yi di xool parce que lépp il faut nga expérimenter ko noter ko pour xam pour aussi ñeneen mën ci gis léegi keroog ba gouvernement bi defee formation bi des fois c'est vrai dañuy joxe ay semences ak yooyu mais toujours ndox mi mooy problème ak sécuriser terrain yi encore problème la léegi ñu ngi lancer appel ministère bi mu dimbali baykat yi parce que fii ci Nouakchott am na ay tool yu fi nekk surtout Dar Naïm Zaatar Toujounin Bouhdida ak Tinwish ak Peka lii fu nekk am na mais ndox mi mooy seen problème waa Zaatar mi nga xamante ni xam naa seen problème ñoom ak waa Toujounin ndox mi mooy seen problème dans les temps jardin yi nekk fii 5e ak jardin Toujounin ak jardin Dar Naïm ñi toujours dañ doon alimenter le marché de Nouakchott ci légumes mais lan mooy seen problème mooy ndox mi dafa cher ba pare encore installation yi fa nekkoon yi dañ leen dindi ba ndox mi ñëwatul normal léegi am na ay comme carotte ak yooyu dafay laaj waxtu période boo xamante ni 3 mois 4 mois te yow fekkente ni dangay fay facture 20 000 facture 30 000 léegi yow balaa semence boobu di génn yow dana fekk yow nga sonn te daa bàyyi loolu léegi ñoom ñu daal di bàyyi mbayum légume
parce que dafa metti ci ñoom te amuñu ci ndimbal daal di jàpp ci salade ak naana loolu moom moo rey culture légumes ak culture maraîcher parce que ñoom léegi su fekkente ni il faut ñu xaar 3 mois 4 mois dans 3 mois 4 mois xoolal loolu chaque 2 mois nga fay 30 000 wala 40 000 te loolu meññeegul te bu meññee encore xamoo ñaata nga koy jaayee ba ci génn léegi il faut gouvernement bi def benn genre subvention pour ñu mën a exonérer baykat yi pour jox leen doole ba nu mën a génn ba jox Nouakchott autosuffisance am ci légumes lii moom il faut nit ñi jóg ci te lii problème bu rëy la parce que ay nit bu ñu toggee ay fan mënuñu am légume te ñu yore ay suuf su rëy ndox mi mais ndox mi demul ci nu mu war a demee léegi bu ñu ko organiser xool ñi nga xamante ni ñu ngi nii fii togg bëgg a bay dimbali leen mën na am yàlla sotti ci loolu jàmm ba daa fekk rek ni dama ñu Mauritanie rek ñoo bayul ndaxte bu ñu xoolee ni Rosso ca booru dex ga ndox nga fa suufa nga fa waaye daa mel ni tamit Mauritanie daal mbirum légume xëy na yitteel ni ndaxte ceeb bi moom macha allah tabaarkalla moom leen yitteelee gis nañu fi ñu toll nii moom kenn mënu ceeb manqué na ci waa ci réew mi ñi ngi bay ceeb mais est-ce que dafa nekk ni tamit war nañ leen c'est la même chose ci mbay ndox mi foofu nga wax ñun keroog avant Covid bi bëggoon nañu dem côté Tekaan yee parce que dañu am benn genre arbre boo xamante ni artémisia lañ koy wax ñu ngi ci benn réseau boo xamante ni artémisia bi newoon nañu fii ci Covid bi ni baax na ni baax na ci kii bi baax na ci Covid bi ñun dañu bëggoon dem pour bay artémisia mi parce que ñëw na ba Sénégal léegi ba nu bëggee dem c'est-à-dire ñu contacter 2 membres ci suñu coopérative ñu ne ñun ndox mooy suñu problème c'est vrai ñu ngi ci wetu dex ndox maa ngi ni bëre mais ndox mi il faut mu am loo xamante ni dana ko yóbbu ba mu dem loolu mooy problème ba il faut ñu am ay kii solaire il faut ñu am ay pompe ay moto pompe il faut ñu am ay tuyaux yoo xamante ni dana yóbbu ndox mi ba place ba li mooy problème waa agriculture maraîcher boo seetee sax temps yi amoon na benn reportage bu ñu defoon ci Garak ci affaire u tool yi mais toujours c'est le même problème ndox mi il faut mu yegsi bu yegsiwul kenn du mën a béy dëgg la te encore bu yegsee il faut encore ñu dimbali nit ñi former leen parce que buñ la formé wul doo mën a xam parce que pour répliquer carotte dafa am yoon période bi nga koy semer dafa am yoon légume dafa am yoon parce que boo ko jàngul mën nga fekk da nga koy def sax hasardement mu réussir mais boo ko jàngee encore dana la gën a jox waaw ndaxte man gis naa nag ñu bari ay jeunes sax ndeysaan yoo xamante ni ñoom même avant yi sax di am ñoom jëloon nañu seen ay millions yu bari def ko ci bay bi pour def légume ndax xam nañ ni dëkk bi soxla nañ ci légume ndax gis nañu ñoom ne légume yi ñu fii di lekk yëpp dañ koy jéggaani kon ñoom ñu xam ne kon ku bay légume amaana dina baax mais jël nañ seen ay millions ndeysaanam def ko ci mais amuñu dara dañoo jël gis naa ñu jël ay 5 6 7 millions def ci mbay mi waaye dara dañ naan la ñun ndeysaan amuñu dara après ñu découragé bàyyi wallahi te bu ñu gisee tamit ku bëgg a dugg dañ naan la bul dugg ndax man dugg naa fa jël naa sama xaalis def naa ko ci waaye tamit xam nga ñun awma ci lenn sans dagg sa wax xam nga ñun Mauritanien même problème mu naanaa bi xam nga bu nawetee naanaa day manqué bu baax gis nga naanaa marocain fan yi yeggul dara rek naanaa manqué na boo jëndee ñaar fukk naanaa téeméer naanaa ngay jënd pour mun a attaay ñetti kaas waaw xam nga naanaa dafa am période moom lu nekk dafa am période ñun fii léegi boo bëggee jënd yàpp tey buñ la nixee ni yàpp bi dafay fanaan da ngay naan kii yàpp bu fanaan la du ma ko jënd or que yàpp nit ñi yàpp bu fanaan ak yàpp bu am ay fan ak yàpp bu nu seel wowal ko dañ koy lekk di donc c'est pas du kii mais ñàkk xam dégg nga boo demee Maroc fii da ngay gis ñu séché naanaa def ko ci ay mbuus di ko jaay parce que naanaa période am bu amul yow il faut nga am naanaa donc ñun fii boo jëlee naanaa séché ko daal di koy jaay dañuy naan duñ ko jënd ndaxte xamuñu loolu la wax mu tane nag moom dafa kii naanaa bëgg na ko mu frais yàpp bëgg na ko mu frais jën bëgg na ko mu frais loolu mooy problème mu tani or que ni lu nekk dafa am période te dafa am genre conservation yu ñu ko defal yoo xamante ni yow it boo ko soxlaat da nga koy am
par exemple bu ñu séché légume yow bu fa boo ko soxlaa da ngay jël légume bu sèche mais yow bu fekkente ni légume bu sèche moo am léegi nga naan ni loolu baaxul loolu si problème mu yeete bi la goût bi rek non dañoo favoriser goût ba mu ëpp ñun suñu lekk mooy waral sax safal yi ñuy jënd yëpp di ko def suñu cin yi te xam ne baaxul mais ñun dañoo jiital goût bi ak encore jiital frais toujours yow mënoo am lu frais toujours waaw parce que goût frais ak goût lu ñu denc tamit du benn sax nga naanaa bu fanaan ak naanaa bu bees non dafay am nu koy séché c'est vrai dafa du nekk la même chose mais su fekkente ni fi nga koy séché fi ak xam nga na nga koy séché du am problème mais su fekkente ni da nga ko séché mu am loo xamante ni lu nëbb na ak yooyu day changer goût bi foofu la formation bi tamit des na bu baax li ma bëgg a wax foofu xam nga lu ne dafa am préalable dëgg la loo mën a gis am na préalable maanaam am na foo looy jëkk a def avant ça jël xaalis rek daw wuti vallée bi ni damay bay te yow préparé woo pour ça sa bopp pour ça préparé woo dara xam nga kooku aussi ay problème lay doon yaa ngi dugg ci li nga xam ne xamoo ko c'est pourquoi nun ñi ñu privilégier ay formation mooy tax sax suñu émission bi ñu bëgg insister ci ni bio formation bio bii nuy ñaan pour ñëpp xam ni lu am solo la képp ku mën na ñëw bokk ci jël technique bi incha allah formation boobu mi ngi débuté tout le mois de décembre ay site ñoo am na site Nouakchott Rosso Bogué ak Lëg Sayba donc ñun fii à Nouakchott ñu ngi war a suñu formation mi ngi débuté le 4 le 5 et le 6 le 4 formation théorique la ñu ngi koy defee mairie Darnaï yeneen 2 formations yi les jours qui suivent ñu ngi koy benn bi ñu ngi koy defee PK 17 c'est connu ba léegi fii nuy waxante ñu ngi wut ferme élevage waaw ba léegi fi ñu wax ku ñu ci mën a dimbali mu dimbali ñu ci maanaam kon nag sot amul ferme boo xamante ne dañ fa def bon man xamul mën na am mën na am mais man waaw ay nag mel ne fii dañuy bay rek wala sàmm rek mais amul ferme comme ça waaw ferme boo xam ne dañuy bay di sàmm loolu mooy problème waaw loolu mooy suñu problème léegi nag c'est le lieu pour demander ñëpp ñi nga xam ni bio intéressé na leen ñu ñëw inscrire bala muy trop tard pour ce faire ñu ngi demander maanaam sympathisants yi am na beaucoup y a beaucoup d'intentions mais problème bi mooy ñu ñëw comme le 15 la ñu war a la ñu joxe comme date butoir ñu ngi demander suñu mbokk yépp ku ko ci dégg nga ñëw inscrire pour ñu am le quorum nun man tey bu ma sañoon Nouakchott ñaari formation moo fi am dañuy dépasser quorum bi ba kii ba parce que lii lu bees la te occasion bi les occasions ne se répètent pas kii nuy formé mi ngi jóge ba Cameroun kañ la fi ñëwati ñëw na fi ren kañ la fi ñëwati kon c'est une occasion à ne pas rater képp ku nga xam ni lii intéressé na bayum bio intéressé na nga ñëw s'il vous plaît nga inscrire bala muy trop tard loolu daal te mooy bio bi soo ko jàngee ba pare yaakaar naa ni di nga mën a jël sa kër sax sa benn roq bu ndaw di fa def loo nga xamante ni di ko mën a def ci sa ay ci amul benn problème parce que tamit waaw parce que lekk loo xamante ni yow yaa ko jëmbat arrosé ko ba mu màgg mu wóor la ni lii amul dara lu bon loo xamante ni dem na ci bokk la ñu indil loo xamante ne nii xamoo fu mu jógee ak xamoo luñ ko defaree ak ña koy def est-ce que respecté nañu sax luñ leen wax waaw parce que tamit ñi defar engrais yi tamit xam nañ ni lii nit ñee koy lekk des fois dañ naan engrais bi defe ko dose bi mais nit ci wutum xaalisam mën na ko pousser mu def lu ëpp loolu wala ñun la boo defee comme engrais da nga kaa war a bàyyi temps de temps soog am kaa dindi am na ñoo xamante ni xëy duñu xaar loolu yëpp waaw te comme que loolu yëpp wóoru li gën a wóor moom moo di nga defaral sa bopp te war nañoo mën a dem sax ba egg si koñ bu ne sax am jardin ña fa nekk di àndandoo di dem ay dimanche di kii comme kii nu wax nee na rien que dem ci tool yi dafa am lu muy def ci sa ci sa santé kon nag yaakaar naa ni nit ñi war na leen sensibiliser bu baax tamit war nañoo yeewu waaw yeewu te wax dëgg yàlla suufu Mauritanie yàlla da ko barkeel ba nga xam ni man def naa sax xanaa nit ñi xamuñu ko loo fi yi mu sax te loo fi yi mu nangu ñun suñu problème lépp nit wax na ko mooy ndox état bi moo war a disponibiliser ndox nit ñi nga xam ne
dañoo bëgg a bay ñu bay lépp day naan gaañ bu soobee yàlla waaye nag ndox moom il faut que ñu disponibiliser ko mooy indi ko ba mu jege la bu la même bu chéré sax bu la jegee rek nga mën ñu ngi nii nga jël def ci waaye ñun non seulement sore nañu waaye aussi cher na état bi daal li wóor ba wóor moom moo mën a changer situation yi nit ñi na xam ñu ngi ci de ñun dañ ñu ngi def lu nu mën waaye état bi da ci war a dugal loxo bu baax surtout période bi war nañ ci jóg war lii dafa ruslu surtout réew mu toll naka réew lañu ñun ab réew lañu dañoo war a wut suñu autosuffisance alimentaire mënuñu dëkk rek naan légumes Sénégal la war a jógee wala Maroc ba kañ lii ba kañ te suuf si nekk fi macha allah bare lool fertile lool mais pourquoi duñ ci exploiter gis nga kii nuy xaar nii ci pour mu ñëw defaral na formation bio mi nga Sénégal léegi waa Sénégal moom toj nañ fa wallahi mi ngi nuy yónnee ay message mu ni moom foogul woon ni parce que Sénégal ga dëkku bay la mais les techniques nit ñi techniques yi la ñuy wut technique ak formé wu mën a xam lii naka la ak nan la ci problème boobu ñun dañu am te suñu jeunes yi à chaque fois da ngay wax benn problème rek kenn ki jóg ni la man loolu mën naa ko par exemple mën na raax rek wala mën na xooyal fëriñ mu ni moom mën na beñe or que lu nekk dafa am yoon te boo ko jàngul doo ko mën man samay waa kër dañ may ree sax dañ may naan yow dangaa mën a tool da nga mën dara ci tool yow yaa ngi ni da nga artose da nga ànd ak xaw ma la nag lan ma ni leen man ba heure bu ma demee ca tool yi lu may normal mais léegi gars soxlootuma sax di arrosé ak yooyu sama goutte à goutte laa yore di tëj donc c'est simple donc ñëpp daal ku nekk boo mënee daal sa kër bu amee benn roq wala yooyu nga commencé si def wala seen koñ su amee benn parc wala benn ngeen jël ko entouré ko ngeen entouré ko defar fa seen ay fi mu ne nii sax dañu bëgg a def benn plaidoyer dem ministère dem délégation ñaan leen dimbal ni nit ñi am na ñoo xamante ni lii seen objectif la léegi ñooñu dañu war a dem wuti ñooñu yokkaat ci ñeneen ñu bëgg former leen daal di leen defal situation ndox mi daal bu ñu ko subventionné quelque temps bu ñu taxawee rek ñeneen ñi mën nañu commencé di bay seen bay di fay seen facture mais léegi nii il faut ñu dimbali leen ci sécuriser seen ay terrain defal leen ay ndox defal leen ay goutte à goutte clôturer defal leen ay grillage clôturer parce que mbay ak ay bëy ak ay kii ñoo ànd mais il faut ñu sécuriser pour que mais est-ce que yéen ñi nga xamante ni par exemple wax nga fi Zata wax fi toujours wax fi PK 17 wax fi Darna waaw ak Tunwesh est-ce que yéen ñooñu ñëpp nekk ay baykat te nekk fii ci Nouakchott am ngeen kuréel goo xamante ni tey ji mën ngeen a jug war a mën a dem song ji ministère développement rural ni ko ñun de lii la ñu bëgg fii lañ bëgg nga jàppale ñu fi te su boobaa gëm naa ni dina leen fa jàppale parce que mbooloo moom moo ci doole. waaye gis nga pour tontu sa question boobu. lu am solo la nag parce que enfin regroupement moom quel que soit alpha dafa war a am na naam mais doxul. am nañu confédération des agriculteurs am na fi fédération des agriculteurs am nañu sax fédération nationale bi waaye booy seet li lépp li dal ñëpp moo leen dal doxul ni mu war a dox parce que boo xoolee bu ma jëlalee un exemple temps yi bu ñuy def formation le président de la fédération moom rek ngay gis moom rek mu amul sax bureau xamul sax ay bureau ñan la xam nga loolu du regroupement bu xew-xew amee ñëpp dañoo war a ñëw jàpp ci moom rek ngay gis muy daw di dem ak di ñëw bon occasion boobu taxoon na ñun nga xam ni coopérative yi fa taje woon yëpp suñu objectif moo doon tey bu nu après formation bi pare na war nañoo def un semblant de regroupement bu meilleur que ce que nous vivons actuellement maanaam quoi demaat ci coopérative defal leen ay bureau normal bu ko defee ñu defaat un bureau confédéral loolu daal moo doon suñu objectif pour ñu redynamiser gestion yooyu nga xam ni
vraiment c'est du n'importe quoi. te su boobaa da ngeen gën a am doole. par exemple boobaa problème ndox mi man gëm naa ne bu ngeen nekkoon mbooloo. bu ñu nekkoon mbooloo di ko dox. di ngeen ko mën a lijjanti. mën na mën a sotti. parce que yaakaar naa ne pouvoir yi xam nañu seen njëriñ tamit. waaw mais tamit nit moom dara say problème fii metti ci sa yaram yow yaa ko mën a wax. waaw ndax ñu indi ci saafara. loolu moom commencé woon nañu collecter numéro nit ñi ba nu commencé ba nu defee formation bi. jël nañu numéro ñëpp. parce que ku nekk mi ngi naan man maa ngi jaay lii man maa ngi jaay lii léegi am nañu idée ñi fa nekkoon ñëpp. nii léegi dañu waa Nouakchott dañu war a boole def seen benn centrale d'achat. léegi bu ñu defee seen centrale d'achat ñii di jënd ci benn nit la ñuy contacter léegi moom moo leen di gérer seen ay. da nga mën a maîtriser prix bi. exactement. bu ko defee. moo gën ñuy jaay lu ndaw ñuy jaay lu mag léegi ci loolu lañ nekk. commencé woon nañu waxtaan ci loolu léegi ba formation bi pare. ça fait quelque temps. léegi ci loolu lañ nekkoon mais xam nga période bi période légume la. ñu ngi ci dugg ci pépinière yi ak sunu expérience su goutte à goutte bi. ci loolu nekkoon mais fan yi moom dañu bëgg a jóg parce que loolu crise bi encore gën na yee sunu yeenu ci sunu ay problème donc ñëpp léegi même lu dul baykat yeewu nañu ni ku nekk war nga xam ni lii loo xamante ni ñëpp war nañ ci jóg léegi commencé woon nañu contacter ñenn ñi pour def benn assemblée générale pour nu mun a defar benn regroupement boo xamante ni day boole waa Nouakchott yëpp léegi c'est à ce stade là que waaw ñu leen ciy ñaanal rek ndam ju kawe kawe ndax yaakaar naa ni moom saako bu amul dara du taxaw te baykat yi moom naam réew mi lépp am na solo waaye baykat yi ñoom yaakaar naa ci li gën a am solo ci réew mi ci lañ bokk ndax gëm naa ni képp boo yeewoo sa kër su jullee ba noppi li ngay njëkk a def mooy dugal dara ci sa biir waaw mi ngi noonu te am na noo xam ne sax noo xiifee sax soo moytuwul waaw so ni nga yi xam naa ñoom dañuy njëkk a ndékki soog a julli loolu loolu la ñuy def kenn du ma summi man suma yeewoo damay julli ba pare nii waaw léegi tonton suuf bi nga tàggatoo xam naa la ñuy cërale woon ci waxtu jeex na jërëjëf lu ma bëggoon nag mooy ab doléance la nii nu defee émission bi en wolof wallaay ñu def ko en pulaar pour ñu vulgariser suñu formation ci ak naa ak yëpp télévision bi ubbil nañ ko ñëpp télévision nationale la léegi waaw bu nu amoon benn animatrice wala animateur soninke wala pulaar bëggoon nañu wax dëgg yàlla nii noonu ko defee ñu choisir leen ñenn ci suñu coordination yi ci pulaar yi ak soninke yi ñu ñëw def la même chose loolu daal ni ñu ko doon ñaan su ngeen jógee fii léegi ñu moom boole nag suñu chef langue nationale Zeynabou Diaby incha allah mu lijjanti seen problème amul benn problème parce que télé bi seen télé la ñëpp làkk yëpp lépp lu ñuy yëngatu loo xam ne nii rek jëloon na askan wi jëriñ rek télévision nationale da ciy dugal loxoom bu baax ngir accompagner ko waaw bu loolu sottee ñu ngi lay gërëm yow tam wax dëgg yàlla lii moom mënu amuñu sa pay parce que lii moom da ngaa noonu da nga noo fekk xamuñu sax lu ñuy def yow nga sama liggéey la rek loolu mooy suñu liggéey en tant que journaliste ñun am na sa pay vraiment ñu ngi lay remercier di gëstu yi nga xamante ni nii au nom de la coordination de Nouakchott que moi je dirige vraiment je vous remercie waaw ñu ngi lay jaajëfal yéen ñëpp am ñëpp la ngay man it maa ngi ñaan baat ministère ak délégué bu Nouakchott mu dimbali baykat yi pour que ñu mën a redynamiser tool yi nekk ci Nouakchott comme ni ma ko waxee toujours ni Daaru Naim PK ak yëpp fu nekk am na place bu nu demee rek bu nu xoolee daanañu gis ni am na ay yoon di leen gërëm bu baax di gërëm ki nga xam te ni moom moo di Choumi moom war a ñëw fii war leen a former ñu koy wax ne nañ ñu ngi koy dalal jàmm ci Mauritanie que Mauritanie réewam la ñu ngi koy xaar bu baax yàlla na ko yàlla indi fii ci jàmm ak salaam bu ñëwee tamit formation bi Mauritanien yi jële ci njëriñ ba nga xamante ne nii macha allah pourquoi pas sax après ñi mu formé ñooy formé waat yeneen Mauritanien su ko defee waa Mauritanien yu bari daal di xam lii di wàllu mbayu bio ba pare di ko jëfandikoo kon mu nekkoon sama nijaay Soufi Fall di ko jaajëfal di ko gërëm bu baax ci wuyu bi Aminata Si ci tamit ma koy jaajëfal bu baax ci wuyu bi ki nekkoon ci micro bi di Ndeye Fatou Oumar ñu gën ko xam ci mineur ma leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah